di ngeen ñëw moo waxtaan ak yéen faram-fàcce leen xeesal bi mooy dépigmentation artificielle. xam nga xeesal dafa yàgg ci àddina boo xoolaatee ci esclavage sax xeesal amoon na fa esclave yi dañ daan xeesal di utiliser ay produits à base d'hydroquinone pour se rapprocher de leur maître. Foofu y avait un complexe de supériorité et d'infériorité entre le maître et l'esclave. xeesal nag mu ngi dugg Sénégal dans les années 65-66 ñi ko fi dugal mooy ay femmes commerçantes yu amoon xaalis daan génn di dem bitim réew ndax xeesal amul woon Sénégal xeesal musul am Sénégal donc ay femmes yu am xaalis daan tukki di dem ñoo gis ci dëkk yu naan ay Gabon ay Congo dëkk yooyu nañ fa gis xeesal ñëw indi ko fii ci réew mi. xeesal bi nag depuis loolu ñun ñu ngi ci def ay jéego am nañ benn association bu naan AIDA bi nga xam ne professeur Fatmata Ly bi nekk ci service d'hygiène moo koy jiite. donc def nañ ci ay jéego depuis plus de 20 ans ñu ngi liggéey école yi ñu ngi liggéey bërëb yi di yee xale yi. xeesal bi donc muy ñaari forme xeesal moo am ñaari produit yu ñuy utiliser produit bu njëkk bi mooy corticoïde boobu nag moom ngeen di fekk ci marché bi ñu koy jaay bu tar te produit boobu kenn waru ko jaay foofu rek mooy problème boobu mooy état bi dafa bàyyi ñuy jaay produit boo xam ne dafa dangereux mooy clobétasol boo gisee tube yu bari ci ay Movaptopton épitope di nga gis ñu bind ci benn molécule bu naan clobétasol nag mooy corticoïde bi gën a fort ci corticoïde. femme yi nag boo koy utiliser ay at ci sa peau daf lay jox ay effets secondaires yi mu la gën a jox yi gën a fës mooy ay rew dina la jox ay piccu kanam dina la jox ay karaw dina la jox peau boo xam ne dafa gaaw a màgget mooy peau boobu nga xam ne tey jii tubaab mu ngi ko tuddee atrophie cutanée. peau boobu léeg-léeg di nga dem ba chirurgien yi buñ la bëggee opérer peau bi day xët daanaka sa peau dafay màgget da ngay am un vieillissement cutané précoce loolu clobétasol bi moo koy indi. clobétasol bi tamit booy continuer di ko diwoo dafay rey la nga xam ne moo la waroon aar ñiy xeesal par exemple ay infection da leen yëpp facilement ñoo am ay taab facilement ñoo am ay gaal facilement ñoo am ay heure da leen yomb képp kuy xeesal rek heure ak ay taab yooyu da la yomb. am na tam benn feebar bu tubaab tuddee erysipelas dafa yomb femme yi am xeesal ndax seen peau ci tànk bi boo xalaatee femme yi xeesal seen peau dafa fine tànk yi daal di peau bi mince bu la dara jamee rek wala benn plaie bu ndaw mën nga fa am tableau boobu ñu naan erysipelas sa tànk day neewi nga am ay fièvre boo gaawoon tuur wala jëloo traitement bi nga war mën na la faat donc mu bari daal ay loraange. léegi corticoïde boobu itam boo koy continuer di diwoo dafay dem sa biir deret bu demee sa biir deret mën na la jox ay diabète mën na la jox ay hypertension mën na la jox ay yeneen loraange yoo xam ne mooy bu dee jigéen mën na perturber sa cycle c'est-à-dire que sa njurukaay mu jaxasoo ko sa cycle menstruel ba nga xam ne sax femme bi léeg-léeg mën na indi stérilité secondaire. donc bari na daal ay loraange yoo xam ne mu ngi ci biir corticoïde boobu. léegi beneen produit bi di hydroquinone nag moom daanaka ci marché mondial bi kenn terewu ko jaay corticoïde moom kenn waru ko jaay mais hydroquinone bi mën nañ ko jaay mais dafa am législation bu ñu permettre mooy 2%. mais malheureusement comme produit la boo xam ne amul contrôle nit dina defar tubam def ci 6% alors que 2% nañ utiliser kenn mënu ko contrôler dafa bari ay njuuj njaaj ce qui fait que loolu mooy dangerosité produit boobu nag li mu mën gën a indi loraange yi mu gën mën indi mooy ay taches noires mooy surtout cere bi nekk ci digg ginnaaw puisque boo ko diwoo ñu bari wax xamul ne hydroquinone kenn du ko diwoo guddi bëccëg boo ko diwoo bëccëg boo demee ci naaj bi dafay fa mu tàppe dafay créer li tubaab naan phototoxicité cutanée réaction boobu muy indi entre naaj bi ak hydroquinone mooy indi cere boobu moom nga gis femmes yi seen loxo yu verte seen tànk yi am yooyu mel ni cere loolu mooy hydroquinone bi. voilà donc effet secondaire yaa ngoog ma faram fàcceel leen ko rapidement. waaw par exemple xam nga booy diwoo xeesal mooy li ma la wax hydroquinone bi tant que peut-être ñu ngi respecter dosage bi mën na bañ a indi loraange mais produit yi ñi ciy def mën nañ ci def 6%. mën nañ ci def dosage boo xam ne dafa ëpp hydroquinone boobu nag am nañ ay cas de cancer yu mu indi hydroquinone ay cancer mën na indi ay cancer même corticoïde bi du ma ne da koy indi directement mais xam nga booy xeesal sa peau dafay fragile donc yenn infection yi bu la dalee
bu chronique mën na induire cancer donc facteur favorisant la donc xeesal si gàttal mën na indi cancer bu fekkee ne da nga ko def boo xam ne dafa jéggi dayoo. góor yi feebar yi mën indi jigéen rek li mën indi góor la même chose mooy ay rew ay taches et cetera donc comme ni ma ko faram fàcce sànq si jigéen ñi yooyu loraange rek la leen mën indil voilà donc mën na dugg sa biir deret tamit jox la ay tension jox la ay diabète yooyu yëpp mën na nekk. c'est-à-dire que am na tâche yoo xam ne neexul la dindi mooy cere bi mais am na yeneen tâche yoo xam ne comme ay lunettes ak yooyu ñun dermatologue yi am nañ ay jumtukaay yoo xam ne mën nañ ko saafara voilà donc am na tâche yoo xam ne daal mën nañ si dara am tâche yoo xam ne mënuñu si dara tâche yu mënul dara nag mooy tâche yu cere bi ak yu verte yooyu nekk ci loxo yooyu sa dëgg-dëgg ak sama kéemtulaay kàttan dama lay wax li siy dëgg neexu la faj mooy tâche yu cere yooyu. loolu c'est mesure bu baax la mais mesure boobu doyul mesure bu doy pour ñu bàyyi xeesal ci réew mi mooy corticoïdes yooyu ñuy jaay ci marché bi loolu mooy problème mu Sénégal dañuy jaay ay corticoïdes kenn waru ko jaay ci marché public dafa am législation mooy corticoïde boo koy jënd sa pharmacie ba nga ko war a jëndee avec une liaison médicale c'est-à-dire que une ordonnance boobu te pharmacien bi amul droit sax renouveler ko te médecin bi waxul à renouveler donc c'est ça le danger avec les corticoïdes donc ñun foofu laay lancer un message au ministère de la santé au ministre de commerce la douane ñëpp jóg si ñu bàyyi la vente libre de corticoïdes loolu mooy problème mu Sénégal tant que bàyyiwuñu corticoïde bu ñuy jaay ci marché bi xeesal du fi jóge Yaya Jammeh ba mu jëlee mesure ci dëkkam tere xeesal la mu njëkk a xeesal mooy ñu bàyyi jaay corticoïde donc corticoïde certes nit ñi daan naan jaay produit cosmétologique bi xaalis bi mu indi dafa bari nit ñaa ngi siy dund fisc bi dafay indil xaalis fisc bi yooyu yëpp am na mais loraange yi muy indi moo gën a garaaw moi je pense que c'est le dernier mot que je lance et ce message boobu laay lancé mooy ñu xeex jaay corticoïde bi ñuy jaay comme ay bonbon ci marché bi